Sénégal mako jodango to mi alon ko wala be mako la pour saje do fongol se sia andi se barakano nim ila alfa lebe jang se Omar se Tidiane Socé mi alon ko tele martin projet ko nyina kata Yasin Kan mi alon ko tele se Tidiane fana no malan koti ani Shamsuddin Kebe mi alon ko tele martin cool soto nyala projet ko nyina bundado se Tidiane bora kacala jan tubab komoto nyim projet ko fango munema lon kan singoti nyim banku kanja selang bawa ya football kanto anumbi diamla nyi kan jama maniga kanto surwa kanto nim fula kanto janimbe jam fala lafta pura sa akuna suti amande kanto ay kumom nim football kanto tay seti jan bismillah Abubakar abaraka pour ka kumo suti andi be banko mol kontonna andum na kacha bi men dol si jambe mem fola jang anim be kachal men kelali mbal konton nan na minister to yala mem keta banko nyaton ko di his excellency c'est professor doctor Yaya Ejeje Jammeh mbal konton nan na honorable deputy minister to yala honorable Khalifa Kambi the permanent secretary 1 and 2 andum mbal konton na fana European Union ani World Bank dunia la kodi marabumba fana to yala nyim projet ko nyin coming nim hakilo ba kan sanji saba komanto molyaje nun ko dunia la domorida nyin comme mano adabe la fa kan dunia banko be kan ngamira wo mamol kumpa wo kammala man sakunda na denyol men keta European Union ani World Bank inata nyo kan ko isi Senegal ma koy ke pour que sembentu ya senola karola wala ñim projet ko sinu njam projet ko ñin dum karitan nin se projet ko len nu nal hakilo ba kan andum projet ko e demar jamare ke banko kambari mba bedannali janne ñaato domandi ngalom be futala wo tunkungol dol fanalale ok barka baay Cheikh Tidiane mbokay ñu ngi leen di nuyu di leen bismillah ci sun programme bi so leen bàyyi xel programme bi daan nañ di ko def fii woon mu am waxtu boo xam ne dañ bàyyoon space tuuti so tey dellusiwaat nañ pour waxtaan ak yéen si affaire programme boo xam ne si doon nguur gi la nekk Ministry of Agriculture pour may béykat yi doole dimbale leen si ay jiw ak ay bagage pour nga gis ne béy mu mun a nekk loo xam ne dina am doole si réew mi so seen kilifa yi laa nekkal fii Cheikh Tidiane Socé moo nekk moom moo njiit projet bi ku ko toppa si projet bi mooy Yasin Kan ba pare am seen benn liggéey kaay koo xam ne mun na si projet bi la nekk mu nga tudda Shamsuddin Kebe ñëpp ñu ngi fi léegi Cheikh Tidiane moo jógee wax si projet bi naka la commencé si réew mi ak ñoom lan lañ taxaw pour gis ne loolu moo am si réew mi fii léegi wax na ko si soose wax na ko si angale dinañ bàyyi Yasin mi nga xamante ne moom mooy deputy project coordinator bi moom tam mu bamtuwaat lu Cheikh Tidiane wax ni si olof Yasin bismillah waaw jërëjëf Boubacar ñëpp ñu di seetaan ñu ngi leen di nuyu leen sant seen seetaan comme ni ko suma coordinateur commencé rek ñu ngi nuyu président bi kooku tam mooy suñu ministre mooy ministre of agriculture Cheikh professeur Yahya Ejeje Jammeh am nañ mbégte tam di nuyu suñu député ministre honorable Khalifa Kambi ñu ngi nuyu tam suñu permanent secretary 1 ak 2 ak di nuyu project staff yëpp ak bénéficiaires yi yëpp jib moom daanaka léegi household name la noonu lañ ko mën a waxee mooy soo foo dem si réew mi rek ñëpp xam nañ mbiri jib waaye comme ñëwoon nañ fi daa waxtaan ak nit ñi am nañ mbégte tam pour bamtuwaat yenn waxtaan yi ak tam waxtaan yokkute yu projet bi jot a am si giiri at gi jib nag projet la boo xam ne bunta bu ñoo woowee European Union ñoom ñoo ko sos waaye nag jaarale ko si World Bank pour jàppale nguuri Gambia ñu mun a dimbale nit ñi si mbiri mbéy mi lii nag yëpp a ngi commencé woon ay ñetti at si gannaaw ñu ngi defoon benn assessment pour mun a xam jafe-jafe yoo xam ne béykat yaa ngi ko jànkoonteel si wàlli dund bi loolu moo taxoon nag jib ñëw projet bi nag daanaka fi nekk ni du ko taxoon a jóg daal mooy juróom-ñetti fukki weer la woon ak juróom-ñetta waaye si biir loolu jot nañoo am yokkute commencé nañ woon January 2010 waaye ñu ngi fas yéene tëj projet bi décembre bi di ñëw mooy weer bii ñuy dugga si nii projet bi nag ponka yi ñetta la
waaye xam naa dina ñëw si yooyu jërëjëf léegi duñ def dara xanaa ñu bàyyi suñ bokka naka la Samsudeen Kebe moom tam mu wax bamtuwaat wax yi si Pol Alpulaar bismillah. Assalamualaikum mina salmina musidɓe fulɓeɓe min arta men ɗo minen jibnaɓe ari hannde pour hanande on activité menen oɗo on momin tolni on the project so mina salmina leydi yeson ko jo His Excellency Chef Professor Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh mina salmina Deputy Minister mina salmina Permanent Secretary mina salmina yo EC yo World Bank naɓe so joni noon o project noon ko emergency project agricultural emergency production project o arno pour wallude yimɓe leydi ɓe e nder saare hen so joni project o ko danaka tubako ko wiyata ɗon ko 18 months e balɗe lebbi 17 e project o noon ko arɗo pour walla famas remoɓe ɓe e nder leydi he pour ɓe yekkita ko ɓe wiyata ko production so joni o project noon hoɓe waɗimo dépense woni EC so ɓe nawirimo through World Bank to the Gambia government eyi no salmina on foof. Okay, thank you very much Kebe. Back to Sheikh Tidiane. Sheikh, we would like you to explain to us the major components of this project, since we understand it has 3 components. Thank you, Abu Bakar. As I said earlier, the project has 3 components, and component 1 is the provision of agricultural inputs, and agricultural inputs which include fertilizers, farm machinery, and coupled with seeds, coupled with capacity building. In 2010, during the cropping season of 2010, that is known throughout the country, that we procured and distributed 60,000 bags of fertilizer to 600 villages in 10 districts of the country, which was even covered by GRTS and all the media and all other stakeholders. And we procured and distributed 525 metric tons of seeds, 500 tons of rice seeds, and 25 tons of certified early millet seeds. In addition, we distributed 300 power tillers to 300 communities in the country, 367 seeders, 367 sign hoes, and 367 rice harvesters. And as the audience are watching, they can see some of the items that we are distributed. And these items were distributed through the Department of Agriculture and the regional governors in all the regions. We had a nationwide handing over exercise, which was monitored by 6 various NGOs, all to ensure transparency and accountability, and definitely the end result of that distribution was really satisfactory, as highlighted by the donor government and all other stakeholders. I would just briefly want to dilate on, because where agriculturally, if you mention that we've given out seeds, fertilizer, equipment, then we expect an output. Those were the inputs. The output, the resulting output was at the end of 2010 cropping season for upland rice. Because of the lack of those inputs at farmers level and the other environmental or agronomic factors, the lack of those conducive agronomic factors, the resulting yield per hectare of upland rice was definitely very poor, because the average yield was 1 hectare per ton. But when this project intervened in those 600 villages, monitoring reports highlighted that we were able to increase the yield from 1 metric ton per hectare for upland rice to 2.8 metric ton per hectare. That was really an improvement, and it was highlighted by the beneficiaries, that is the farmers. And for 2011, with the intervention of these power tillers, production area, yes, has increased, but
it also has reduced, I mean, the